asalaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam. di dellu si di waxtaan ak yéen tuuti rek. dafa am léeg-léeg damay bind di wax sama xalaat li ñu naan contribution di ko génne ci taskati xabaar yi. maa ngi fàttaliku am na bu ma bindoon te jamono yële dama koy fàttali toujours. bopp ba li ñu naan titre la ngay tàmbalee ca kaw. na nga ko tuddee contribution bi. maanaam foofu ngay waxee sa xalaat na nga koy tuddee maa ngi ko tuddee woon le Sénégal virgule pays de tous les possibles. le Sénégal pays de tous les possibles maanaam Sénégal mooy réew moo xam ni lu ne mën na fee xew loo xalaatul rek mën na fee xew ci naka sëdul noona nag moo tax di wax réew la moo xam ni mii lu ne mën na fee xew ci naka sëdul noona te dafa fii xew te daanaka nit ñi du dara ci ñoom daal du dara ci ñoom day am kàddu yoo xam ni tubarkal la waaye day mel ni nit ñi dégguñu ko day am bind yoo xam ni day mel ni nit ñi jànguñu ko. fii nu toll tey dafa xaw a mel ni Sénégal bi mu juddoo léegi amagul weer dafa xaw a mel ni Sénégal mi ngi tàmbali 31 juillet 2022 gii. mooy élection yii nu mujj a def jongante gii ñu mujj a def pour tànn député yu bees boo dégloo waxi nit ñi ay ñi commentaire ak waxi da ngay mel ni Sénégal bërki démb boo njaay la judd loolu day xaw a doy kiimaan sénégalais nag yàlla ko bindee noonu lu mu romb rek passé na ko. dafa am ñaar yoo xam ne yi dama ko dégg mu xaw ma jaaxaluma sax. waaye li tubaab naan retenir sama attention mënuma koo romb te waxuma ca. benn bi dama déglu benn vidéo Abdoulaye Wade bu xaw a yàgg muy waxtaan ak xam naa ca 7TV la Maïmouna Ndir Faye ak beneen collègue am ki nekk léegi mais léegi mi ngi Walfadjri ñuy waxtaan ak Abdoulaye Wade mu wax joo xam ne ji dafa maa xaw a jaaxal. ensuite kenn ci ñoom bind contribution comme lu mel ni li may bind di ci wax xalaatam ne Abdoulaye Wade nañ ko génne ci liñ naan entrisme ak transhumance. nee na bokkul xaaju la bokk. Abdoulaye Wade nañ ko génne ci loolu entrisme ak transhumance bu ma caa génn naa leen leeral luy loolu. sama waxtaan mu njëkk loolu donc lu ma këfin la daal ba mënuma cee jaar noonu rek te waxuma ci sama xalaat. beneen bi mooy kuréel gii ñu tuddee au conseil pour nangam territorial man sax mënuma koo jàpp. foofu nga xam ni téeméer ak juróom fukk lañu. defe naa juróom ñaar fukk yépp Macky Sall lay jël dëkkëram yóbbu fa ku ko neex. juróom-ñett fukk yi defe naa la ñuy wote ci diggante conseils municipaux yi conseils territoriaux nangam. at mu jot dinañ ci def juróom-ñetti milliards. ñi ko jege lool nee nañu conseil yooyee fa ne ku ci nekk weer wu dee da nga am million ak ñaari téeméer junni 1,2 million ci conseil yi rek waxuma nag présidente ba ak secrétaire général ba ak vice présidente nangam waaye conseil yi yem yi rek 1,2 million danañ ko fay weer wu ne. donc at mu jot juróom-ñetti milliards dem ci Haut Conseil boobu. foofu laa bëgg a tàmbalee moo gën a gàtt ma soog a ñëw ca lee ma njëkkoon a wax. juróom-ñetti milliards ak bari luñ ci mën a def. ci forage ci centre de santé ci école ci nangam ak bari luñ ci mën a def juróom-ñetti milliards bu ne junniy million la. ñu fab ko di ko jox ñooñi bu doon teewoon. dëgg am na njariñ seenub liggéey am na jaaxital ci réew mi day jëmale réew mi kanam kenn du ko wax waaye Sénégal ñu bari jàpp nañ ne amuñu benn njariñ ya ko jiitu rek nañ daan tege ya ko jiitu rek lañ ko tege maanaam ànd nga ak i nit mënoo def ñëpp ministre mënoo def ñëpp lii mënoo def lépp nga tànn kuréel goo xam ne gi fa nga yóbbu ñenn ñi noonu dong la demee alors boo xoolee keroog kenn ci seeni njiit dafa def conférence de presse pour bëgg noo won nun Sénégalais yi ne li nu xalaat amut
seen kuréel gi lu am njariñ la ñoo ngi ko wër ñu bëree bëri seen naa ca ñoo xam ne ñi wax dëgg yàlla rek a ma tax di wax ñooñee de bu doon ñoom rek njëriñ mënu fa am parce que Sénégal ñun ñëpp xamante nañu. dama ni benn njiit ci ñoom moo def conférence de presse woo taskati xabaar yi pour wan ne nu danoo juum ñoom au contraire seen kuréel gi am na fi njëriñ. ña ko wër bari gis naa ca ñoo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal xamante ne suñu biir mënuñu faa indi dara lu jëriñ sénégalais yi parce que xamuñu ko. donc mu ne danoo juum am nañ njëriñ. xam ngeen njëriñ lu mu doon nee na kuréel gi am na juróomi at mu jot danañ def rapport jox ko Macky Sall njëriñul au conseil mu ngoog nee na at mu jot danañ def rapport ak i recommandation jox ko président de la République. rapport mooy li ñu def lépp ci at mi ñu tënk ko ci benn kii jox ko président ak i recommandation ak yoo xam ni ay genre yi ndigal la président boo defoon lii dana baax boo defoon lii dana baax loolay seen loola mooy wane ne am nañ njariñ. ma waxaat ko li mu wax nee na nun ñi yaakaar ne kuréel googu amul njëriñ danoo juum parce que at mu jot juróomi at yi ñu am yëpp at mu jot danañ defu rapport jébbal ko président de la république loolaay njëriñ la de waaw sénégalais nag war nañuy xalaat am na kuréel yoo xam ne yii kenn mënu leen a méngóoleeg seen kuréel googu ci njëriñ ak ci xam-xam ma ni am na kuréel yoo xam ne yi kenn ñemewu leen a méngalee ak seen kuréel googu ñoom. damay jël inspection générale d'État nekk ca kër président de la République léegi sax jëlee na ko fa ñu nga ca building administratif Mamadou Dia ndagam liggéey bañ fa doon liggéey pare na gannaaw bañ ko kii dafa lakkoon booba amoon na fu ñu xaw ma dellu na ñoom déet waaye loo ci mën a am inspection générale d'État nga xam ne ña fa nekk liñ naan haut fonctionnaire ñoo féete ca kaw ay inspecteur général di boroomi xam-xam nekk ci wetu président de la République président de leen jox mission dem leen seeti li ma diw ñu dem léeg-léeg dañ fam ñeenti weer juróomi weer juróom benn weer gëstu diw na mu yore bañ ko takkalee ndomba tànk ba tey liñ ko jox na mu ko yore na mu koy doxale alal li réew mi nga xam dañ ko fab teg ci loxoom ndax ma ngi koy dugal fa mu ko war a dugal nangam na seet ba lépp léeg-léeg mën na am juróom benn weer ñu defar rapport bu mag a mag la ñu gis lépp ñu def ko ca buñ ca paree delloo ko kooka ne ko xoolal yow kat lii leen bind ci yow kooka seet lii kat demewul nii lii kat dem nangam bu demee ñu seet la mu wax bu yenu maanaa la ci yenu maanaa lépp ñu jël la ci yenu maanaa ñu teg ko fee àggale rapport ba muy rapport bu mag a mag ay boroomi xam-xam ñu ñëw ne ko tegg ci loxoy président de la république ñoom inspecteur général d'État yi noonu ñuy defee ab rapport liggéey boobu teg ko ci loxoy président noonee la ko beneen kuréel buñ naan la cour des comptes di defee ñoom ñëpp di boroomi xam-xam yu mag a mag ay magistrat àttekat magistrat financier ñu am xam-xam maanaam na ñu ma ci xam ñooñu noonu la ñuy demee ci kuréel yi ñoom kuréel bu ñu ko joxee alal kuréel ga dépensé ko ba mu jeex dañuy ñëw seet la bu baax a baax alal ja fu mu jaar noo ko dugalee ak foo ko dugalee nangam la ca war lépp ñu seet ko kuréel ga na muy doxee lépp ñu seet ko comme ñii rek ñi ma leen waxoon bu paree ñu def seen rapport ñoom itam la cour des comptes at mu jot ñu ñëw teg benn ci loxoy président de la république ba ca des ñu wesaare ko pour siiwal ko nit ñëpp xam donc inspection générale d'État day joxe rapport am président ak ni ñu koy liggéeyee ak ña koy liggéey cour des comptes day jox rapport président ak nañ koy liggéeyee ak ña koy liggéey. autorisation de régulation léegi de la commande publique la tudd autorisation de régulation des marchés publics la woon léegi autorisation de régulation de la commande publique ñoom it ñëpp xam nañ leen
ci seenu xam-xam bu wér a wér a wér a wér ñooy seet ni ñuy joxe marché yeeg ndax daal nga seet ku la neex nga jox ko est-ce que nangam mat yooyu mooy seen liggéey ñooñu it dañ boroomi xam-xam dañuy def rapport ne ko teg ci loxoy président de la république rapport de ARMP xam ngeen ne kenn mënu leen a kenn ñemewu leen a méngaleeg ñii. waaw donc inspection générale d'État di joxe rapport Cour des comptes jox rapport président autorité de régulation de la commande publique dégg ngeen ma wax ko léegi moom itam ni muy defee ay rapport am ma wax leen ne xanaa ñooñu kenn ñemewu leen a méngaleeg ñooñi xaw ma au conseil nangam la ñu xaw ma man mënuma jàpp tur wa xanaa kenn ñemewu leen a méngale mais jeexut rapport rek la ñuy wax nee nañ rapport at mu jot nañ def rapport bon nag ñoo am na njariñ président de la république Macky Sall mii ba mu daataan ñëw dafa nu ko waxaat nu ko bu ma ñëwee ger bu ma ko fi mën a jële it bu ma ko fi mënta jële lépp it dana dellu gannaaw ñu jox la réew mi nga saax kooku je vais mener une lutte sans merci contre la corruption la fraude nangam ba mu ñëwee mu teg kuréel guñ naan OFNAC du ma ci sori wax naa ci waxaat ci OFNAC da ngay nekk ci genn kër lañ fay doxalin wa ñaaw nga muñ ko muñ mënatoo ko muñ nga wuti firnde bindu bataaxal def dénonciation ne kër gii ma nekk nangam ñëw andi ko OFNAC teg ko ci loxoy kilifa ga bu ñu ko seetee gëstu ba xam ne lu yanu maanaa la kilifa ga yónnee fa ay ndaw mission ñu dem gëstu ji seet loolu waxam am na wala déet bu ñu ko gëstoo xam ne lii waa ji doon wax kat am na léeg-léeg sax dañ dem ba gis fa lu ko raw ñu am nu ñu koy jaaree am nu ñu koy defee wax naa ko ay yoon fa ñu jaar ak nañ koy doxale ay yoon liggéey ba ma pare ba mat sëkk ak fa muy jaar dootuma ca dolli moom OFNAC muy dossier bu ñu demee ba xam ni léegi lii kat jéggi na dayoo ci seen biir ma ngay mujje ca assemblée générale de l'OFNAC ba nga xam ne bii fukk ak ñaar ya fa nekk président de la République moo leen ci décret moo leen fa teg xam ngeen ne ñooñu de duñu wutal jafe-jafe ak koo xam ni kii ci jegewaaye yi président de la République la bokk déedéet waaye ñooñu bu ñu xoolee dossier ba xool ne lii kat doy na kiimaan la ci ëpp ci ñoom buñ ci d'accordé dañuy jox ndigal kilifa ga président OFNAC ne ko kii nañ ko yóbbu ca procureur de la République ñu def procès signé ko ñoom ñëpp présidente ba kilifa ga def la ca war lettre d'accompagnement etc fab dossier bu nu ñum mu boobee ak pièce justificative yëpp lay wane lépp la li ñuy wax lii am na ñu dem teg ko ci table yi procureur de la République parce que moom yoona leen may loola ñoom ca table yi procureur de la République lañ koy teg procureur ci yoon da ko war a seet bu dee lii ñuy wax am na mu jox ko juge waaja ñu jaarale ko ci yoon bu deful ñu bàyyi ko bu defee yoon jaarale ko fi ñu ko war a joorale waaye 2016 ba nëga ni OFNAC teg na fanweeri rapport ak juróom en tout cas lépp fanweeri rapport ñi nañ fanweer ak juróom waaye ëpp na fanweer ma nga ca table procureur kenn laalu ca dara ñum te rapport bu ca ne man lii ma leen wax am na lu ma ca xam wala am na ci rapport yoo xam la ca nekk jéggi na dayoo fanweer ak juróom ña nga ne ñum mu ca table yi procureur waa au conseil gii nee nañu seen rapport yi sax dañ ciy def recommandation waaw naan président lii boo ko defee dana baax na nangam gis ngeen dañ ñuy nax ji ngeen OFNAC gii nga xam ni kañ fa njëkk a teg kilifa kiñ fa tegit xam ngeen ko président de fal fukk ak ñaar ñu fa ne di assemblée générale ak ñeneen boroom yi xam-xam bi nga xam ne rapport recommandation yi ñuy wax rek la leen di wax bi nga xam ne bii
def nañ rapport dossier COUD nañ ko tudd COUD booba Cheikh Oumar Anne fa ne OFNAC day def at mu jot day def rapport d'activité maanaam at mépp li ma ci def rapport d'activité boobee mu jox ko président de la République bokkul ak nag dossier bii nga xam ni ni tey dénoncé ñu dem def gëstu fekk la mu wax am ñu def dossier déposé ko ci table procureur at mu jot dañuy def rapport d'activité jox ko président de la République comme ñoom ñii waa Haut Conseil yii seen recommandation OFNAC xam ngeen lu toll ni OFNAC ak i boroomi xam-xamam dem gëstu nit ba xam ni doxalinam ñaaw na lool ba tax parce que ñoom it dañuy def recommandation ñu def recommandation ne président la ñuy waxal de ngóor sii de Cheikh Oumar Anne dama koy tudd nañu ko jële ci saasa fii mu ne ca COUD nañu ko jële fii ci saasa fii te bu ko kenn joxati ndombab tànk ci administration wallahi loolu la ñu wax xam nga li duma ko fent ngóor sii nañu ko jële ci saasa fii mu nekk te bu ko kenn joxati ndombo ci administration qu'il soit relevé immédiatement de ses fonctions et qu'aucune responsabilité ne lui soit plus confiée dans l'administration ci tubaab ñu teg cay teguñu ci lu yàgg dégg ngeen recommandation bi de président de kookee mu jël ko def ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation recommandation bi loolu la mujje donc au conseil yii buñ nuy wax def nañ rapport te li ci des xam wax naa leen ko inspection générale d'État teg nañ rapport ci table président cour des comptes teg nañ rapport ci table président autorité de régulation de la commande publique teg nañ rapport ca table président ñu ne fa ñum ay fukki rapport mu ne teg naa ci sama coon bu ma ca teguloon sama coon ci ñu bari ku dem kaso fanweeri rapport ak juróom ña nga ca table procureur di fa nelaw kenn laalu ca benn waa ñooñu ak seen xam-xam waa inspection générale d'État ak seen xam-xam fi mu toll waa cour des comptes ak seen xam-xam fi ñu toll ak seen gëstu waa autorité de régulation de la commande publique ak seen xam-xam fi mu toll waa OFNAC ak seen xam-xam fi mu toll ak seen gëstu ñooñu ñëpp defi rapport ki dossier yee di fukki yu nekk ca table président mu teg ca concam yee di fanweer ak juróom ca table procureur laa lu ñu ca benn 2016 ba nëgëni ak recommandation yi ñu def ñoom ndagam yooyaa amalul njëriñ xeet wi waaye waxantuma la ak benn rapportu au conseil nangam xaw ma nu ñu leen tudde ñooñu nga xam ne président mooy fa juróom-ñaar fukk yëfal leen juróom-ñetti ci def ñu jëlee ko ci ñoom ay maire ay conseil municipal ay conseil nangam ak ñoo xam ne ñii keroog ba ñu génnee gis ngeen leen waaw ñooñu seenu rapport ban njëriñ la mën a am Sénégal waa sénégalais dama ne rapportu ñooñu waa jooju doon wax di kilifa foofee ca au conseil googee nga xam ni Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite ak ñooñee ngeen fa gis sénégalais xamante ne ñooñee fa ne ñu def rapport at mu jot ñu def rapport jox président waaw yooyu rapport ban njëriñ la nu mën a amal loolu de lan waa ji bëgg man ne waaw nit ñi dañoo xamut nun am na njariñ sunu njariñ mooy at mu jot dana jox rapport jox ko président de la République waaye sama bokk yi rapport kuréel googu ñu jox président ana njariñam ndagam rapport inspection générale d'État rapport cour des comptes dossier OFNAC rapport autorité de régulation de la commande publique rapport inspection générale des finances du ministère de nangam finance ndagam yooya rapport ñoonu amalul benn njëriñ ba fi mu ne parce que ña nga ne tëdd fa ñu tëdd di nelaw ba Macky Sall ñëwee ba tey 2012 ba nëgë ni
yooya rapport jóge ci yooyu nit ñu ak seen xam-xam ak yooyu rapport na mu waroon a amee njëriñ ma nga ne ñum kenn lalu ko yooyu rapport ban njëriñ la amal Sénégal ba fi Macky Sall ñëwee ba tey dama ne yooyu rapport ban njëriñ la amal Sénégal ba fi Macky Sall ñëwee ba tey ndagam yooyu rapport ñoomul njëriñ ndax waxantuma nga rapport au conseil boobu quand même Sénégal il faut être sérieux il faut être sérieux léegi fii laa ko yemale kenn ci ñoom bind ne Wade nañ ko génne ci diggante ay mbiri entrisme ak transhumance yi ñuy wax parce que bokkuñu nee naa yi day wane ne entrisme ak transhumance bokkuñu bu may ñëw ci beneen vidéo danaa leen wax li ma ci xalaat bu ñu bokkul it am na foo xam ne ñoo fa yem képp moral nangu ko éthique nangu ko te naa leen ko wan beneen bi parce que bii gudd na la nga xam ne bii wax naa leen ko ci ba may door muy benn vidéo boo xam ne bii Wade la Maïmouna Ndour Faye ak beneen collègue am doon interroger di ko laaj mu wax la mu wax loo xam ni xel nanguwu ko man sama bos nanguwu ko danaa dellu si ci ñaar yooyu ci benn vidéo maa ngi leen di gërëm di leen sant